suñu gan tey jile Fatou Blondin Diop la bokk ci coalition Yewwi Askan Wi ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm di la ziar. maa ngi lay fay di nuyu seen téléspectateur di nuyu tamit seen journaliste yi ma fekk ci plateau bi. aywa Chérif waxtaan wi ñu dooree ko ci ak situation politique bi jamono ji fi ñu toll ak opposition bi. ak jafe-jafe yi naata moom mooy coordonnatrice kon Yewwi Askan Wi fële ci département bu Mbour nekk tête de liste même coalition bi ci liste. Département bi notamment ci parti proportionnel bi madame le ministre ginnaaw bi la nuyu ñu fàttali nekkoon nga fi ay jamono ministre bokk aussi ci avenir Sénégal bi ñu bëgg laataa loolu xam naa benn coup de gueule la boobu nga wax parce que bi nga fi ñëw plan de circulation bi gendarmerie doon ko modifier nga am coono pour yegg si. waaw noonu la dañ koy nangu parce que Dakar dafa màgg oto yu bari ñoom ñi ciy jéem seen wàll. wante bu ñu seetee bu baax dafa mel ne souvent da ngay dugg ci yenn axes yi rek amatuloo choix mënatoo génn donte da ngeen bloqué même ci autoroute bi sax parce que ñu ngi ci diggante Mbour ak fii tout le temps da nga naan war nañu xalaat des plans de sortie des plans alternatifs su fekkee ne tali bi dafa fees wante comme mën nañ wax ne que diir rek la ñi benn waxtu ñaari waxtu tous les matins peut-être plus d'intelligence sur plan de circulation bi dina ko wàññi. li ci des nag moom dina fluide defe naa ci yoor bi. muy lu am solo ñu wax ci élection yi nag yéen waa Yewwi Askan Wi di benn ci coalition opposition bi yéen a ngeek jafe-jafe ak administration ba tax na sax la xew ca Kédougou bëgg nañ ci xam les dernières nouvelles concernant votre collègue. kii di Moustapha Guirassy moom dañu rejeté listam dem bi mu doon dem ci préfecture ba. am na ay affrontement entre ses militants ak ñi nga xamante ne force de l'ordre lan la mën a jàpp ci les événements de Kédougou hier. liñ ci mën a jàpp mooy Sénégal dañuy def ay loi def ay règles am ay nit yoo xam ne seen pouvoir fii la war a yem wante ñu yegg si ba nga xam ne yëpp ay jaxasoo en fonction des événements et des intérêts du moment parce que la ca Kédougou mooy état code électoral bi may na ku nekk nga mën a gis liste électorale yi xam nu mu tëralee defe naa article 284 la alinéa 5. mu bind ko ba mu leer nañ naka lay préfet wala gouverneur ñëw ne loolu kenn du ko doxal kooku defe naa ne abus de pouvoir la premièrement deuxièmement nga topp nit ki di ko sànni ay bombe lacrymogène seetlu woo ndax kii député la seetlu woo ndax kii la dara benn violence aveugle moom la ñuy doxalee Sénégal tey ci fi ñu nekk nii donc loi bi ak règlement yi dañ koy créer rek pour am ay notation à l'international ñu ne am nañ ay institutions am nañ ak yooyu wante saa yu neexee nguur gi à un moment donné da koy tëral ci suuf doxal lu mu ko neex. provocation madame yéen. amul provocation parce que yow doo bind sa loi ne lii may nga ko nit nguur mu def ko ba pare mu jóg di ko def nga ne ko dafay def provocation. mais ban période la leen wax mën ngeen a saytu maanaam li su benn bokk yaakaar par exemple comme moo leen yitteel. déedéet bu fekkee ne. c'est interdit ñu wax ñu ne que lii c'est interdit mënul am wante à partir du moment où c'est permis amul jeexi jaaxa loolu ay waxtaanu grand place sa daal dëkk dafay am yoon ba pare dafay am loi am esprit de loi parce que li xew ci élection yi kenn mësu koo gis mën nañ wax ne Sénégal à chaque moment dañuy gën a pousser nit ñi dans leur dernier retranchement. mais esprit moom boo ko waxee rek problème interprétation day ñëw ku nekk ak na ngay interpréter par exemple disposition li nga xamante ni mooy code électoral. mais man bu ma dellusee ci Mbour am na yu bari yoo xam ne bu amee interprétation rek dafa neex ka fa nekk et ça ne devrait jamais se passer comme ça du préfet du sous-préfet du gouverneur moom mooy ñëw ne fii ci gox bi lii du fi am fii ci gox bi lii dafay am loolu dëkk buy dox yoon warul demee noonu. ñu des ci Mbour parce que yéen waa Yewwi seen liste dañ ko rejeté parce que mandataire moo désisté. ku wax loolu. préfet bee ko. waaw préfet bi ba pare teg ci ne liste ba matul. ba pare teg ci ne jotul liste ba. ku jotul liste noo xamee ndax mat naam matul. moom conférence de presse am ana préfet ak conférence de presse di tontonteeg politicien non léegi sax li ñu def mooy dañuy déglu un extrait quand même de la déclaration du préfet laataa ñu yow ak yow. ñëw na ci commission bi devant la commission mu ñëw ak dossier bi nga xam ne matul vraiment lu diis dossier loo xam ne vraiment lu ci matul dafa bëri mu noonu la ñëwee ci commission bi mu ñëwee mu toog donc comme commission bi ni mu koy def dafay càmbar affaire bi ak waa ji ak moom muy contrôle bu xam ne bu gàtt
te donc da nga koy def ak moom muy contrôle contradictoire bi ñu ko defee donc ñëpp gis ne dossier bi matul dafa incomplet moom sax wax na ko nangu na loolu devant la commission waaye lu ci teg mooy au lieu mu déposé dafa jël dossier am mu dem ak moom mbirum huissier bu ñu tudd bu ñu wax ñoom dañoo fii huissier benn huissier tegu fi tànk. donc yéen déjà. parallélisme des formes ba déedéet parallélisme des formes nga teg ñun suñu conférence de presse li ñu wax waaw moo tax ñu wala fi waaw léegi li ñu wax mooy defe naa ne li ñu gis ak moom li mu gis du benn ñun suñu mandataire parce que parole contre parole la li may njëkk a wax mooy préfet outrepassé na mesure am bu taxawee di def conférence de presse di tontonteeg ay politiciens kooku Sénégal bu bees la parce que moom ce n'est que la courroie de transmission d'un système moom du Sénat mais dañ ko accusé moom déedéet moom du Sénat moom commission mooy décider moom du fa nekk di buum di bumi du buuru mbuur préfet moom mooy contrôler légalité préfet du déglu ma bala mu koy contrôler bu fekkee ne benn nit mooy ñëw décider du sort de toute une population ñu xam ne nekkatuñu ci démocratie kon ni Sénégal amee ku ci kaw di buur di bumi chaque fois teg na fa kenn koo xam ne moom mooy buur di bu moom mooy def lu ko def. mais mandataire bi lu tax mu ñëw ñu contrôler mais mandataire bi fa la toog ba 10 heures. 10 heures ba 10 heures constaté par huissier ñu ne ko dossier bi doo ko fi bàyyi doo dugg. mais préfet bi man ba déedéet man non bu fekkee ne gisu ko xam nga kuñ ne jant baa ngi nii nga ne tey jant bi yeewoogul man mënuma ci dara. mënuma ci dara. moo taxaw moom micro déedéet moom gis nga loolu ay c'est des dossiers factuels yoo xam ne def nañu appel wax ko fañ ko war a waxee détaillé ko fañ ko war a détaillé ñooñu war a ñëw càmbar ko xam nga am na yoo xam ne rafetul yow nga nekk yenn autorité yi nga di outrepasser say fonction bay taxaw di tontonteeg di yëngal bopp di wax ak population bi kooku il n'est pas dans les dispositions pour ñëw tëddee njaaxaanaay nekk froid comme administration. Il y a d'autres questions quand même de l'autre côté Ablaye oui. Ablaye Cissé. Chérif il est vrai que préfet bi extrême bi am na jàngat bu gàtt boo xam ne mën nañu koy avant de poser question c'est que tey bu ñu waroon dem ci juridiction supérieure boo xam ne war naa àtte gisuma ci lan lay sukkandiku pour ne dossier bi complet wul parce que moom jëlu ko xam nga moom moo waxal boppam ni jëlul dossier bi foog nga jël ko. après ça boo koy jàllale parce que tey ci lan la ñuy juger ni dossier bi complet wul xam nga kenn yoratul dossier bi lu dul ñi nga xam ne ñooy parti politique donc dafa war na jël dossier bi garder ko sax même ñële peut-être que mënuñoo récupérer sax dossier bu ñu ko déposé. mais nee na mandataire bi mais dem après ak dossier bi. waaw mais en ce moment là fan la sukkandiku boo xam ne moto après bi defee contrôle. mais en deux minutes il a pu regarder les. mais je pense que bu ko préfet jëloon mandataire mënatu ko récupérer boo d'accord da ngay déposer bu ko jëlee yow xëy na yaay lijjanti pour compléter mais compléter ne veut pas dire reprendre le dossier pour defaat leneen maintenant man sama laaj mooy madame Fatou Blondin Diop. xam nga yii yëpp aussi bu ñu koy wax ki nga xam ne ñëw na déposer sur le coup mu rendre compte erreur am est-ce que erreur yooyu mënul woon a ñàkk wax dëgg fa yàlla parce que loolu moo indi lii yëpp. léegi li may wax mooy est-ce que dañu bëgg a wax ne que fu Khalifa Sall nekk fu Ousmane Sonko mu jaar am école du parti am ay formation fu PUR jaar jàll ci ay élections. dañu bëgg a gëmloo Sénégalais yi ne coalition boobu amul ñu xarañ. ñu mën a defar liste déglu ma parce que l'absurde quand même parce que waxuñu ni non xam nga seppuñu Khalifa Sall ne xamul seppuñu Barthélémy Diaz mais ñi leen représenté à la base. mandataires yi mais ku ne dem na déposer mu am ay erreurs. loolu mooy dégg naa bu baax li ngay wax. parce que ñooñu musuñu ñoom ci seen bopp confectionner liste mais bu ñu gagné c'est que am nañ appareil buy confectionner liste. dañ waxante dëgg. est-ce que pare c'est pas intuitif personnel formé ngeen seeni mandataire mais bien sûr Chérif kooku lu am la ay formation ay samedi de suite yoo xam ne dañ ko def ba mu mët sëkk bi fi parrainage taxawee kan moo jàll parrainage te looloo gënoon metti foofu non li ñu mën a wax tey jii mooy à chaque élection Macky Sall ak gouvernement am pare nañu benn ndëgg sërëx boo xam ne moom la ñuy teg pour yóbbu nit ñi ci guuta
à chaque élection. mais du yow kese moo fi coalition par exemple boo jëlee waa wàllu muy PDS dégguma fenn fu ne rejeté nañ seen liste Benno Bokk Yaakaar est-ce que ñooñu. waaw fi ñu jaar ban accepté ko yéen. kooku maa ngi lay bàyyi nga wax waxi wàllu man wax Yewwi Askan Wi ak ñiy taxaw war a doxal yoon moo ma fi indi bu ma yegg si waatee foofu xam nañ bu baax ñan ñoo leen di menacé. xam nañ bu baax ban opposition moo taxaw moo liggéey moo dem ci gox-goxaan moo am ay représentation am ay cellules am ay coordination am ay organisation boo xam ne mën na taxaw campagne nit ñi naw nañ leen mën nañu dem ñoom juumuñu de xam nañ bu baax fan la danger bi nekk te foofu la ñuy xeex teg seen i yaama neex nag bu dee justice seen i yaama neex bu dee ministère de l'intérieur yu leen koy doxalal na mu leen neexee loolu mooy problème mu dëkk bi gis nga mënuñu bu ñu bàyyee sax affaire liste affaire yooyu administration sénégalaise tey jii yegg na niveau parparlu boo xam ne bi may ñëw léegi maa ngi dégg gouverneur yi maa ngi dégg gouverneur yi seen dañu am kuréel ci seen rajo bi di artu naan administration territoriale bu élection jotee dafa war a tëddee njaaxaanaay dégluwaat ko El Hadj Assane moo doon def journal bi ñoom ci seen bopp xam nañ ne que bu ñu taxawee di wax loolu c'est que am na loo xam ne peut-être du tey mais am na lu mu sa xew fii ci Sénégal te wax dëgg yàlla nag ñun lan moo ñu dese pour ñu am suñu république suñu quelques rares institutions yi nga xam ne. am nañ ko naka jàkk ñoom ñooy organiser élection. waaw bu fekkee ne dañuy organiser élection toog nañ fi ba nga xam ne élection yi fi gën a indi jàmm mooy ba ñu jëlee ak organisation boo xam ne c'est indépendant d'un pouvoir politique. ñu ñëw def élection mais boobu la gouverneur yaa fi nekkoon préfet ak sous-préfet yi ñoom changé woon. wante kon dañu mel ne sénégalais yi rek petit à petit rek dépréciation en formation dépréciation en valeur républicaine. lan mooy posture républicaine bu fekkee ne quand il y a des grands événements du ñëpp du ñëpp parce que ñun am nañ ci commune bi ñoo xam ne y avait des dossiers yoo xam ne y avait des manquements mais dañu doxal loi bi vous avez 72 heures pour lii ak lii amul sax coow. ñooñu dem yeggali ji. Malick Thiandoum moo la bëgg a laaj Chérif madame maa ngi lay nuyu c'est vrai bëgg a jël lépp aussi xëpp ko ci kaw administration bi man je trouve que dafay xaw a yomb je pense que am ngeen ci tuuti part de responsabilité parce que olof dafay faral di wax ni kuy tëkku kuy teggee ci ay ki nga xam ni tey wóor na la ni du la may lu toll ni tarfatal ay ni yow war nga jël sa ay matuwaay ba lépp looy def mu mat ba kenn du la mën a boddi kenn du la mën a yëkkati mooy laaj bi la Ablaye laaj léegi rek est-ce que amul quelque part benn responsabilité ci parti politique yi ci ni ñuy doxale ak ni ñuy former seeni militants ba nga xam ni boo jëmee ci élection di yóbbu kayit wóor na la ni kayit gi lii ci war a ne ak lii nga vérifier ko ba lépp mat nga su ko yóbbu. Malick. baal ba ci salale bi ni nga koy waxee sax jaar ci tur bi. gis nga El Hadj Malick su fekkee ne nit ki daf la bëgg a rëbb. doo ko rëcc parce que moom mi bind yoon. moom mi jël kii doxal yoon am na porox ndoll yu bare yu mu def ci loi bi yoo xam ne yow xamuloo ko. Chérif may ma Chérif bu ñu ma posé question bu ma def na ni ngay def Aïssatou Diop Fall bu ma leen di seetaan danga may bàyyi ma wax léegi xam nga kooku bu fekkee ne moom moo xam fan la ndëgg sërëx yi nekk yow tu es un citoyen yow sa liggéey journaliste la bu xëyee suba ba ngoon ci loolu ngay nekk soo ñëwee liñ ci tënk yow foofu ngay jaar mais boo yegsee préfet ne la duma ko jël génn ci biti def déclaration kooku ci ban code électoral nga ko mën a gisee ak ban façon dossier nga mën a def boo xam ne ak lan nga mën a respecter ba kooku du la ndëgg sarax loolu laa bëgg a wax et puis loi dafay am esprit loi boo bëggee ne élection locale yi man sama objectif mooy war nañu renouveler maire yi Sénégal jóge na ci mois de mars ci ay tolof gis nañ des prémices de violence président def na fi tournée yóbbu ay nervi gis nañ une espèce d'administration parallèle boo xam ne dafa am ñoo xam ne dañuy ñëw police di leen di seetaan ñu leen di nëbb ñuy dóor askan bi loolu yëpp di fi am. loolu ñun ñëpp ñu war a taxaw. ñun ñu ñaan ñu njëkk nañu seddal leen. ñu seddal kon bu président bu ñun ñoo seddal ba ñu seddalee terewul
administration continuer di jëli xale yi seen kër terewul ba sànq ba tey amul benn procès ci xale yooyu ci gaañu. waaw léegi seetuñ ci dara léegi nag bu ñu ñëwee ba yegg si fii tey jii ñu war a yegg si élection locale xanaa ñëpp war a bàyyi xel ne Sénégal ci jaar-jaaram nañu fexe lépp loo xam ne mën na jur violence mën na indi métit ba xam ne du am. kooku kan moo yore responsabilité bi la. est-ce que ñu yore pouvoir bi la justice et police wala est-ce que citoyen lambda bi nga naan yow xamoon na ndigg sërëx bi waroon nga ko seet bu baax a baax a baax. comme gisoo ko ma daaneel la lan mooy responsabilité opposition tamit ci xaj na woo askan wi ñu bañ a dugg ci violence boobu noonu ak ñeneen tam parce que élection yi ñëw duggaguñu sax ci campagne électorale bi te instant yi yëf yi commencé naa tàkk gis nañ li xew Ziguinchor li xew Kédougou ak feneen lan moo war a mën a nekk seen responsabilité yéen ci woo askan wi ci ñu dal ak beneen côté bi ngeen xamante ni tam ñoom ngeen ko seqal muy état bi ñu naan ñoom ñoo am monopole violence tam. xam nga il faut être sérieux yow munoo nekk borom kër lu baax nga ñëw inauguré ñu woyal la ñu tëggal la lu bon nga ne njaboot gi la déedéet ça marche pas comme ça pouvoir bi dañ ko xeex ba am ko. élection bi dañ ko xeex ba gañe ko boo yegsee package bi nga yore économie militaire santé ak kaaraange yëpp nga yore kon bu ñu yegsee bañ ne dañu war a def élection locale yow yaa am responsabilité organiser élection locale yow yaa def sa code électoral yow yaa war a xam ne que lii moom dafa nar a indi violence xaaral ma wàññi. yow yaa xam ne que lii ak lii may nañ ko état comme li xew état bi may na ko askan bi comme li xew ci Kédougou kon buñ ko doxalee même bu fekkee ne man dama am lu ma ci kii du ma ci indi violence. mais ngir jàmm jooju sax aussi acteur bu nekk am nga ci part de responsabilité ngir suuxatal jàmm ji du rek ñoom ñuy organiser élection yi ci nguur gi. ñi ngay xaar ci biir acteur boo xamante ni yaa ngi impliqué. waaw kon nañ ñu jox pouvoir bi ñun ñu gérer dëkk bi bu fekkee ne ñun ñoo yore responsabilité. non pas responsable ça veut dire acteur non yéen ñëpp ko seq di xëccoo. donc jàmm ji fu nekk war nga ko mën a bay. ngir gis nga tey jii xam nga lan beneen affaire mooy ngan di problème fii ci Sénégal problème bu mag a mag mooy loo tënk ak nguur gi fi nekk mu jalgati ko amul benn dialogue buñ fi taxaw loo xam ne amul lu sincère wala luñ ciy doxal du ñun politique rek de xoolal yeneen corps de métier yi lépp lu ñu def. bu ñu yegsee ba appliqué ko nga gis ci loo xam ne gisoo ko woon wala mu am ci loo xam ne yow xaaroo ko woon ba léegi dara desatul lu dul xuloo ak xeex ñu koy ñaawlu. Ibou Diouf ak Marcel dañ lay laaj. Bonjour madame Diop question bi ci Barthélémy Diaz la jëm par rapport à son appel bi mu def démb naka nga jàngate et puis surtout est-ce que am nga conseil boo mën a jox yooyu lee say naataango ci wàllu coalition boobu noonu pour que l'appel à la haine à la en tout cas lépp lu jëm ci wàllu violence ñu bañ ko di élever voilà. waaw dañu tàmm di wax Sénégal xamuñu ku dóor ku fayu rek lañ xam parce que ki décidé ne 2012 ba 2021 procès day duré ak ki décidé ne procès Khalifa dañ koy taraf mu jeex benn la foofu la violence bi jóge mooy teg dara ci ndoddu nit comme ni ñuy def tey ji Ousmane Sonko di xaar ban moment moo baax pour ñu ndax dañ koy yaatal wala dañ koy gàttal selon des intérêts partisans parce que Sénégal quand même foog ñuy jàng di wax dëgg kilifa yi kilifa dëkk day am kilifa yoo xam ne dañuy doxal yoon dañuy def dëgg su ko defee nga mën a jàll ci ñi ci suuf naan leen yéen itam dee leen doxal yoon dee leen def dëgg mais bu fekkee ne bu ñu ñëwee ñu ñaanal leen bàyyi leen ñu dem su fekkee ne bu ñu ñëwee ñu raay leen bàyyi leen ñu dem ba pare bu ñu tourné li ñu def indi conséquence ngeen naan yéen de waru leen woon def lii yéen war ngeen muñ yéen war ngeen toog dina am diir bu muy dox mais dina dem ba nga xam ne ñun ci suñu bopp ñun bu ñu xamee sax ne lii mën na andi tolof tolof mais ñun ci suñu bopp la ñuy weddi daal de nañu mbaa kii duy dem pale mbaa kii duñ koy jox dara yooyu sax la ñuy soupçonné parce que da nga bëgg a jàmm. la poussé à bout ba tax ngeen fi def ay appel à l'insurrection. kenn defu fi appel à l'insurrection bu moytuwul Chérif Dia. yow rek yaa ko fi wax appel à la résistance yow mii yaa fi woote Chérif yow mii yaa ko fi woote na nga ko nangu. seen manière la bu ñuy jël si kenn nañ la jël si. Barthélémy Dias da ngeen koy gunge ji suba te du ngeen nangu ñu teg ko ay daan. léegi nga tuddee ko naka. mooy yee fitna da ngeen bëgg a taal dëkk bi. wala waxaat ko léegi rek ñu jël si.
résistance la ñu wax. ma ne la tout est dans le verbe c'est du droit. mais déet boo wootee ne. défier l'autorité ne da ngeen bëgg taal dëkk bi kay. loolu c'est la même chose madame. Chérif non dama lay tooñ pour wooyee wala le ridicule de la situation foofu la affaire bi nekk c'est des jeux de mots parce que nit ki. boo ko tëjee bu muus nga tëj ko ci bunt biir néeg di ko dóor di ko def dara su la gajjee nga ne déedéet man bind naa ay loi yoo xam ne saa yi mu muus laalee je fais am naa fu ma ko mën a jaar déedéet dañ ne procès bi dafa yàgg teg ko ci kaw ndoddu nit taxaw saa yu bu la neexee nga taxaw fii vidéo yaa ngi circulé ngeen ni kii nañ ko bàyyi kii deful dara non est-ce que un justiciable comme Barth war naa taxaw ne suba moom dañ koy àtte létt wala mu firi est-ce que quelqu'un suba bu ko wootee du wuyu ji est-ce que moom moo war a dicter calendrier à la justice comme est-ce qu'un justiciable candidat à la présidence de la République mën na taxaw ne Barthélémy deful dara bàyyi leen ko def na ko Sall ngay wax du justiciable ñu ñëpp ay citoyen la justiciable taxaw na de Barthélemy deful dara dañ ko tooñ fekk ko méréem yónnee ko ay nervi ñu dóor ko kooku dañ ko tooñ bàyyi leen ko kooku justiciable la est-ce que kooku mën na nekk président waxal rek léegi ñu jël si la mooy président mooy président moom mooy nekk waaye ndax du jamono jooju noonu ndax du jamono jooju noonu ni ñu koy waxee ci wolof dañ doon ngorogee neexoon rek xaj na moo tax wax jooju yëkkati jeex na tàkk leneen luñ fi wax daal leneen luñ fi wax mooy lépp ay neexal waxtaan rek la boo jegee loo def ñu bàyyi noonu parce que gis na ñi ñuy jàpp flagrant délit de passeport ba léegi tey jii la ñuy soog a wax nee nañ tey jii la ñuy commencer ubbi séance pour wax affaire bi mais na ko keneen def ba ñu jàppee Simon ak kii ñu toj leen ndodd ci seen fanaanuñu seen kër yow nga nekk autorité yow plus que justiciable nekk représentant du peuple ça est-ce que matul 2 mois ba léegi ñu ngi seet ban yoon la ñuy jaar. alors mais est-ce que dëkk bu ñuy doxalee noonu. ñu koy doxalee yoon Chérif voilà après la dernière question à Ibou parce que 9h jot na. plateau bi au mois de mars. fitna bi moom lañ ñu ci dimbali dëkk bi tàngee. am na benn plateforme bu avant M2D sa plateforme boo xam ne dafa dajale ay jigéen pouvoir bi opposition ba société civile. ngir doon dox tànk jàmm ba def ngeen ci ba. finalement nit ñi delluwaat ci yitte yi ba dëkk bi la fa jotoon a tàkk ngeen fay ko. est-ce que yéen a ngi daje ngir li nar a xew parce que ñu ngi ci contexte préélectoral bu tendu. élection yi tiit nañu ci nit ñaa ngi commencé tiit mais waa tiit nañu mais c'est normal parce que dañuy gis prémices yoo xam ne kenn xaaru ko woon ñëpp dañu jugoon defari seen liste ñëpp dañu jugoon pour dem élection mais nañu delluwaat ci dëgg. lan moo indi wax ji 100% des listes de la yu bokk ci nguur gi dara ku dem di ko seet ñu ne doo ko gis loolu moo am tey li ci des moom mën nañ wax leen neex wante li am tey ji mooy 100% des listes nee nañ baax nañ te ku fa dem di seeti ñu gazé la kon bu ñu bëggee jàmm fan la ñuy wutee jàmm ñiy wuti gaz wala ñiy seet liste kan moo fi indi ay ñii sànni gaz wala ñii xool liste kan moo andi ay. mais bu ngeen mën woon wala defar seen liste na mu waree. Chérif mayel Ibou mu laajte boobu Chérif mayel Ibou mu posé question. soxna Fatou Blondin maa lay jaajëfal gis nañ taxawaay bi léegi lan mooy suite xeex bi parce que gis nañ ne seen coalition bi taxawaay bi yéen a ngi koy fësal waaye terewul bëri na ay jafe-jafe lan moo war a doon seen taxawaay ak lan ngeen di xaar suite bi conséquences yi parce que lii bu jàllee tamit. mën na xaw a tilimal tuuti seen ëllëg ci paysage politique bi. De toute façon man bu dee côté politique ñun ñu ngi woon ci lancé politique nekk ci suñu biir def suñu coalition ak suñuy xuloo ak suñuy xeex ak suñuy jàppante ak suñuy injustice mais en interne que celui qui n'a jamais péché lève la main. ku coalition bu amul xëccoo bu amul xeex bu amul mer bu amul gedd bu amul dissidence na yëkkati loxoom fii ci Sénégal donc bu ñu kenn tam dëmm loolu buñ ko tegee fële li ci des mooy li fi am tey jii ku bëgg yoon da ngay bàyyi yoon da ngay doxal yoon c'est-à-dire ku forclos ba ñu constaté ne effectivement forclos nga ñu ne la tegal fële. wante doo mais incomplète aussi motif de rejet la du rek forclusion wante. bu ñu demee ba Sénégal jikko jaam yegg si waat ndax li may wax jikko jaam mooy jël liste nekk sa mandataire jël sa dossier
nit ñëw jënd la ku bokk ci nguur gi fat la. la xew Matam nga ñuy wax. daal di jikko jaam boobu doo leen ci wax. am nañ lu ñu wax de bu dee defar rek loolu wax nañ ko am nañ lu ñuy wax déglu ma rek loolu yëpp dafa bokk ci violence. dafa bokk ci violence parce que dañu xam exactement ce qui s'est passé ak xaalis bi ak lépp mais bu fekkee ne nee nañ moral la ñuy doxal mais loolu xanaa mooy première violence li ci des mooy fi ñu jëm mooy. soit nguur gi delloo ci xelam. doxal yoon ku forclos ñu effectivement dañuy forclos. wante ñuy rappeler ne 2014 mais Chérif non bu ne forclusion Chérif jot na Chérif yow tam bàyyi ñu tëj déedéet Chérif bàyyi Fatou Blondin Diop daaneel comme ça ñu mën a tëj. ne 2014 am na ku forclos le lendemain ak 14h la indi listam ca Matam. kan la woon merci. léegi nag bu ñu ñëwee tey jii. bu ñu doxalee yoon ku sa liste matul ñu may la ñu ngay mottali. léegi yéen pour d'appel yi pour ñun déposé ngeen recours Mbour wala pas. déposé ngeen recours. fépp fu faites war confiance à la déposé justice. waaw baax na de toute façon Chérif incha allah dinañ ci waxtaanaat di ci am yaakaar di ñaan yàlla yëpp sedd. madame Fatou Blondin Diop merci beaucoup sant la di la gërëm bu baax a baax di la masawu coono encore une fois ak jafe-jafe yi nga am laataa ngay egsi fii waxtaan wi am na solo merci Chérif day ngi ni kenn mënu koo canaliser l'élément perturbateur kenn mënalu ko dara merci beaucoup madame Diop jërëjëf voilà incha allah nekkoon na nekk coordonnatrice Yewwi Askan Wi fële ca département bu Mbour di fàttali ne Ablaye Cissé xam naa yeneen local dina ñëw présenté wu ca Mbour comme ça bu boobaa ñu bokk ko man ak yow ak Assumbène ak ñoom Abdoulaye Fall Mbour moom dana métti lool lamb dina defar ci kanam tuuti dañuy dalal na fii ci météo bi laataa ñuy tëj